asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi safo ak seetaan ITV bisimila ci xibaaru marax wi ñu daal di leen jukkil ponk yi ci gën a fës. ci ubbite école gi la ñu koy dooree jëwriñ ji ñu dénk njàng meeg jàngale mi di Mamadou Talla moom nag demoon na ci ñetti école ci ndakaaru ngir xool ubbite li nu mu demee moom nag nee na xel dal na yaakaar am na te li ñu tuddee ubbitey jàng tey lu mën a nekk la doonte jàngoroy coronavirus ji mi ngi fii ci école yi nga xamante ni daal dem na fa lépp ña nga ko teg ci yoon respecté protocole sanitaire bi te loolu luy mel ci xibaar yi mu jote ci biir réew mi lu ëpp ci école yi ubbi nañu ci jàmm. Assemblée nationale commission d'enquête parlementaire jox nañu nag seen rapport bi ñu dagleel palang bi nga xam ni moom la ñu taxawal ngir xeex mbënn mi ci fukki at toog nañ ko ci loxo président assemblée nationale Moustapha Niasse moom nag xamle na ni dina ko jébbal le président de la république Macky Sall loxoog loxo la ko koy jox te tamit ci mbir moomu déglu nañ ci juróom-ñaari ministre ak juróomi directeur généraux ngir rek xam mbir mi naka lañ ko doxale ci wàllu mbënn mi. fële ca Kolda ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu carrière tey tibb suuf ñoom nag dañoo mer ba fut li ko waral moo di juróom benn weer mi ngi nii faste wu ñu xànc ak morom ma ginnaaw dogal bi nga xamante ni nii nag service régional bu mine ak géologie moo ko jëloon ngir rek ñu dakkal lépp lu jëm ci wàllu tibb suuf ñoom nag nee nañu sonn nañu tàyyi nañu ci toogaay bi te dañoo bëgg a dellu ci seen liggéey. fële ca Ghana Jerry Rawlings ma fa nekkoon président de la république daal dinay génn àdduna ci juróom-ñaar fukki at ak ñett ginnaaw nag bu nga xamante ni dafa amoon wopp ñu daal di koy yóbbu ca hôpital universitaire Karl Boud bu Accra ci la mujj nag daal di génn àdduna ba tax na lépp luy xumbeel dakkal nañ ko foofu. ubbite l'école bi la ñuy daal di wax ci li nga xamante ni nag moom la ñu ràññee moo di ni école yi Sénégal yëpp ubbi nañu ni ki tey kii di jëwriñ ji di Mamadou Talla nag fii ci Dakar dem na visiter ñetti l'école gis na ni daal la mu fa gis dal na xel te tamit xale yi ubbi nañu te li ñu tuddee ubbi tey jàng tey lu mën a nekk la waaye tamit lépp lu nga xam ni dëppoo na ak xeex jàngoro ji di coronavirus ci biir l'école yi muy protocole sanitaire bi daal di nañu koy respecté Adama Sarr Moussa Fall. ñoo ngi fii ci école élémentaire caserne Samba Diéry Diallo fii nag élèves yi ak jàngalekat yi daanaka noppi nañ ngir ñu amal ab ubbite bu jaar yoon motukaay yépp jël nañ ko nag ngir xeex mbas mi di Covid 19. kontaan naa si defaraat nañ école ba mu baax respecté nañ mesures barrières yi dama raxas suuf ba set après ma takk sama masque. macha allah fii moom lépp normal na élèves yi sol nañ seen masque dispositif bi yëpp réglé nañ ko donc gendarmerie mu ngi ñuy dimbali bu baax a baax si élèves yi respecté gestes barrières yi lavoir yi doy na donc gel antiseptique yëpp yi fi ne yëpp doy na. waa ministère de la santé ñoom nag kenn demul ñu des ci jàppale bi ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo yi ki nga xam ne sax moo di directeur bu service éducation nationale et information pour la santé. moom nee na xelam dal na ndax lii di mesure barrière yëpp respecté nañ ko. li ñu gis fii nag dal na xel fekk nañ xale yi yëpp takk seen masque te table banc bu ne ñaari élèves ci ne loolu dal na xel ñu continuer nag di leen ñaax pour ñu continuer di takk masque yi. gannaaw ba mu jeexalee nemmeeku bi nga xam ne yóbbu na ko ci ñetti daara jëwriñ gi ñu tënk wàllug njàngale mi nag nee na xelam dal na ndax mun nañ amal ab ubbi tey jàng tey. tey nag li ma gis ci ñetti école yi ñu dem. élèves yi ñëw nañu enseignants yi ñëw nañu fekk naa sax foo xam ne ñu ngi def cours donc mun naa wax ne fii si li ma gis waxaguma partout de élèves yi ñëw nañu enseignants yi ñëw nañu ñu ngi sant yàlla si information yi ñu jëlee si biir ay Kolda ay Sédhiou Matam Ziguinchor Kaolack li ma jëlee si heure bi mun naa wax ne que les enseignants yi ñëw nañu matériel bi teew na élèves yi ñëw nañu donc le concept ubbi tey jàng tey dina am même su dee mënul am fépp. donc maa ngi wax ne rek en tout cas si li ma gis tey journée bu baax la démarré na dans de bonnes conditions parce que ay 9 millions élèves la ak enseignants ñoo ñëw. ubbiteg école atum 2020 2021 amal nañ ko fii ci Sénégal wërngal këpp ñu toll ci 9 millions élèves ak jàngalekat yoo xamee ne jamono jii daldi nañ jëlaat yooni l'école yi.
dañuy des ak jëwriñ jooju ñu dénk lii di jàng meeg jàngale mi di Mamadou Talla ginnaaw visite boobu yi tamit suñu reporter laaj na ko ci lu jëm ci jafe-jafe bi am diggante parents d'élèves yi nekk ci école privée yi ak yenn école privée yi ndaxte dañ leen a fayloo ñetti weer yu nga xam ni seen i doom jànguñu ko ba tax na am na ci l'école yu nga xam ni parents yi nee nañu duñu ko fay mu am jafe-jafe loolu nag ministre bi nga xam ni moo di Mamadou Talla xamle na ni waxtaan ak toog diisoo rek moom moo koy faj waaye du mbiicoog mbaaloo te tamit xamle na ni du benn yoon bu nga xamante ni ñoom ministère bi ñu dénk njàng meeg njàngale mi àddu nañu wax ne na parents yi porté lii di plainte école privée yi Mamadou Talla ci micro Adama Sarr. si wàllu école privée yi si Sénégal du ren la ñu commencé ay ati at la accompagnement la yàgg nañu en tout cas ànd ak éducation nationale ñu ngi jouer rôle bu am solo di am ay résultats yu baax donc li fi xewoon nag dégg naa l'autre jour am na ku wax ne que toog nañu benn journal toog nañu ak parents d'élèves yi toog boobu amul dégg naa ñuy wax ne ministère de l'éducation nationale ministère bi sax ñu ne nañu dem justice non ñun si suñu wàllu ministère de l'éducation nationale bi ma fi ñëwee léegi lu munta xew concertation dialogue si noonu la ñu mën a régler ay problèmes yi régler nañ fi lu rëy ay voile bi régler nañ ko reprise bi def nañ ko lépp si ay concertation man loolu laa gëm loolu laa xam donc du ministère mooy ñëw nga jël sa ñaari entité ñoo xam ne ñoom ñëpp yéen a bokk nga ñoo wax ñiy porter leen plainte ñi loolu amul. deuxièmement bi ñu commencé ba léegi mun naa wax ne bu ñu xoolee au niveau national am na si ay écoles privées yu bëri ak yeneen parents d'élèves commencé nañu trouver ay solutions mënoo wax ne que jeex na am na encore des na. waaw léegi ñu ngi continuer di seet parents d'élèves yi ak écoles yi ak organisation yi fa nekk parce que organisation bëri nañu yàlla feef yaa yeneen organisation ñoom ñëpp ñu ngi jéem a seet nan la ñu war a def pour que élèves yi mën a continuer mais li ñu wax rek mooy que élève boo mënta gis lu ñuy wax ne bulletin certificat de scolarité livret scolaire loolu bien immatériel la éducation nationale moo ko moom donc élève bi moo ko moom loolu rétention boobu amatul fenn jeex na. et également commencé nañu trouver gis ngeen si benn école privée la ñu ñëw ak yeneen école privée yi ñu ngi jàngale maa ngi ñaan foo xam ne mu ngi subsister ay cas yoo xam ne jubawuñu nañu continuer concertation boobu et incha allah dinañu trouver solution. l'école tijji na ubbi tey jàng tey nag amul ca lycée bi nga xam ni moo di Galandou Diouf bu Mermoz la ko waral moo di ni élèves yu sixième ak yu seconde yi nag li nga xam ni moom moo leen tardeel moo di seeni orientation dañ ko yéex a jot ba boo demee ca lycée ba fi mu toll nii rang bu metti moo fa am ngir élèves yi mën a bindu ñoom nag ubbi tey jàng tey mënu faa nekk waaye nag ca école ba nga xam ni mooy école élémentaire Nafissatou Niang ñoom ubbi nañu donga ya commencé nañoo jàng Abdourahmane Li. Ndeye Sabine Diaw ci atum jàng bu bees bi classe première la nar a def juróom-ñeenti weer yu mu toog jàng ko même bu fekkee ni daan na ubbi ay kayewam di jàng tey ji bëgg la def ci bu mu gisaatee mu ni ay waa classe am. Ça va alhamdulilah de nit ñaa ngi inscrire et tout kontaan xanaa gisaat samay xarit et tout. ñu ngi taseeg moom kon ca lycée Galandou Diouf bi nekkee ca Mermoz muy lycée boo nga xamante ni administration bi mi ngi xamle ni. daa yéex a jot lii di orientation wu élèves yi nekkee ci classe sixième ak seconde muy yéex bu indi ay nit yu taxaw di xaar ngir inscrire si wet gi beneen rang ñu seetlu ko fa muy mbir bu neexul kii di censeur bi. comme en général ci yeneen école lañ doon jóge ñu leen fi orienté démb la liste yi commencé élèves yi ñëwuñu lu bare professeurs yi tous les profs ñëpp ñëwuñu. mais c'est une tradition de traîner un peu les pieds de poireauter un peu pour xaar xëy na pour altine incha allah que les cours yi mën a reprendre. file nag mesure barrières yi respecté wuñu ko fi bu baax même bu fekkee ni nag cas yaa ngi wàññeeku coronavirus chaque jour dina am limu nit yu ko amee yu ñuy xamle muy feebar bi taxoon sax ay jafe-jafe amoon ci njàng mi daaw wante Rokhaya Diaw tey ji seetlu na beneen mbir boo nga xamante ni mën na indi jafe-jafe ci njàng mi. syndicat yi commencé ni xool ni condition reprise yi demeewul noonu que année bi c'est une année qui est presque sacrifiée et cetera liñ ci mën a xam daal mooy il faut ñu taaxirlu tuuti ba cours yi dem ba ci kanam pour ñu mën a xam ndax ndax professeurs yi dinañ demaat grève wala d'autant plus que ñu ngi revendiquer waat ay questions yoo xam ni yenn année yi da woon. mu wute kon ak l'école bi bile l'école primaire bu ñuy tuddee Nafissatou Niang concept ubbi tey jàng tey respecté nañu ko fii. niki ni ñu respecté mesure barrière yi. sooy jiite moom da ngay war a nangu ku nekk dugal ci loxo te loolu moo tax
bu ñu defee le conseil de rentrée bu ñu ko defee le 5 j'avais parlé de ça qu'on insiste surtout sur le protocole sanitaire et qu'on puisse faire pour qu'on puisse réaliser le ubbi tey jàng tey. Et je pense que nous avons ici des enseignants engagés et responsables qui savent la mission qui les attend. muy l'école bo nga xamante ni benn bàjjenu gox ak président conseil de quartier bi ñëwoon nañu fi ñëw kon ngir ñu ne indi seen jàppale ci jàngalekat yeeg ñi nekk ci l'école bi ngir atum jàng bu mucc ayib. fële ca Diamniadio institut supérieur d'enseignement professionnel bu Diamniadio di ISEP ñoom nag génne nañu rek benn modèle bu bees bu nga xam ne ci la ñuy tàggat njàngaan yi ci wàllu métier yi jëm ci automobile boobu système nag lëkkaloo nañ ci ak benn garage automobile ngir xale yi mën a tàggatu ba mën a liggéey ci li nga xam ne moo jëm ci métier yu jëm ci wàllu oto ba bu ñu génnee mën a dugg ci entreprise yi. Babacar Seck. di jàng boole ko nekk ci këru liggéeyukaay nekkoon mbébétu institut supérieur d'enseignement professionnel bu Diamniadio tàmbali nañ ko ak lëkkaloo bu njëkk ak secteur privé bi. lëkkaloo bi ban koy tëgg dañ ni ñun de dañu bëgg nu tàggat ay xale diggante ISEP Diamniadio ak garage Medina Baye suñ leen di tàggat. ñun balaa ñuy yóbbu benn xale muy dem ci bërëb bu mel na garage yu mécanique automobile yi dañuy xool ba pare ndax luñ fa nar a fekk mat na pour jéemtu bi nga xam ne moom lañ fay wut pour que nu mën a jéem xam liggéey ndax luñ fa nar a fekk mat na pour que suñ ko peesee mu méngoog li nga xam ni moom lañ doon xaar ci li xam-xam ak xarañ bu nu mën a jox xale yi. partenaire bu njëkk ISEP bu Diamniadio mu ngi ñaax jigéen ñi ñu dugg ci métier yi laal defarum woto. di gën a encourager aussi xale yu jigéen ñi pour que ñu gën a dugg ci métier de l'automobile parce que mën na leen a jural lu nekk. njeexitalu formation en alternance mooy bu ndongo yi duggee ci l'école bi rek mel ni ku nekk ci bërëbu liggéeyukaay. comme ren ji dañu ñëw agsi rek ñu jox leen ay tenue ñu ne lii mooy seen tenue liggéey dañu agsi rek premier jour ñu jox leen ay tenue pour ñu xam ni fii bu ñu fi nekkee duñu ay élèves bu ñu fi nekkee duñu ay étudiants au classe yi dañ fi nekk fii pour jàng lan mais jàngal liggéey donc suñu ñëwee rek dès premier mois bi rek mën nañu fekk dañuy commencer am salaire. mbébétu ISEP bu Diamniadio ci kàddu directeur bi njàngale bi ñuy joxe ci daara ji dañ cee war a boole ay lëkkaloo ak ay këru liggéeyukaay yu yëngu ci wàllum defarum woto ak xarala. bu ñu jógee ci njàng meek lu ni mel dañuy daal di ni yow ba fële ca assemblée nationale pencum ndaw réew mi commission d'enquête parlementaire bi nga xamante ni nii nag samp nañu ko ngir saytu lu jëm ci wàllu mbënn mi jël nañu seenub rapport daal di koy jox président assemblée nationale di Moustapha Niasse moom nag nee na rapport bi dina ko jébal son excellence le président de la république kii di Macky Sall leneen li nga xam ne ràññee nañ ko ci tamit mooy juróom-ñaari ministre ak juróomi directeurs généraux déglu nañ leen ci commission d'enquête parlementaire boobule Mame Abdou Guèye Kassé moo ñu fa teewaloon ak Moustapha Guèye. fukk ak juróomi fan yi nga xam ni membre commission bi lee daal dinañ koy liggéey bile rapport nag dinañ ko jébbal kii di njiitum réew mi ni ki altine rax ci dolli bu ñu yeggee ci boobule bés ñii di askan wi dinañ ci mën a. remettrons au chef de l'État lundi. dinañ ko jébbal njiitu réew mi altine bu soobee yàlla bëgg nañu it document bi député yépp jot ci altine boobee incha allah naka noonu askan wi. lii nag dafa wane ne liggéey bu mucc ayib bi nga xam te ni bii député yi ci fukk ak ñetteelu bile pencum ndaw réew liggéey nañu ko ndaxte mission bi nga xam ne ñoo indi yële information war nañu mbooleem réewum Sénégal gi yëpp ngir mën a xam ni nga xam noonu la ñu nekkee loolu nag amul benn mission enquête boo xam ne mën na ko defe ni parcourir le Sénégal des profondeurs ce qu'aucune commission d'enquête encore une fois n'aurait pu faire. njiitum assemblée nationale. di àddu rek ci lu waral ñu daal di tànn mission d'information te bañ a tànn lii di commission d'enquête parlementaire te nga xam ni doonoon na ab sàkku teef ñu ëpp ci askan wi naka noone tamit waa kujje gi. La raison de ce choix réside
li waral tànneef bi moom ngeen gis ni liggéey bi ñu amal ci terrain bi loole nag dafa wane ne fukk ak ñeenti régions yeeg ñeent fukk ak juróomi département yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal gépp le député yi wër ci terrain bi commune yi ñu xool ko ñi nga xam ne ñooy dund ak mbënn mi ba mën ko joyal loolee amul benn commission parlementaire boo xamante ni bi mën naa jox googale wartuwaay yi les députés. Évidemment, une commission d'enquête parlementaire n'aurait pas permis aux députés d'aller à la base. taw yu am solo yi nga xam ni moom moo amoon fii ci Dakar ak ci ay pàcc ci réew mi ci weerum septembre loolu lee moo waral waa assemblée nationale daal di teg lii di mission bi lee te nga xam ni fukk ak juróomi député bokkoon nañu ci ngir daal di xool rek koppar bi nga xam ni nguur gi dugal na ko ci mbënn mi fan la toll ñoom nag amal nañ ab liggéey bu am solo bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Niass bi nga xam ni daal di na leen di jaajëfal. Félicitations, Gilles. Toutes nos félicitations parce que nous savons ce que c'est qu'élaborer un rapport. rapporteur commission boobu nag di député Théodore Chérif Monteil moom nag gis na ni daal ci biir rapport bi liñ ci ràññee moo di am na woro diggante Ndakaaru ak yeneen diwaan yi ndax koppar yi nga xam ne moo di budget bi bu ñu ko xayma daanaka téeméer boo jël juróom benn fukk ya moom la ñu jagleel Ndakaaru daal di bàyyi yeneen diwaan yi te loolu war nañ ko seetaat moom itamit xamle na ni faaw rek liggéeyu lii di plan décennal bi ñu daal di koy gën a yokk ba atum 2022 Théodore Chérif Monteil ci micro Mamadou Gueye Kassé. on nañ juróom-ñaari ministre ak juróomi directeurs généraux daal di leen auditionné maanaam wax leen dénkoon nañ leen liggéey ci plan boobu naka lañ ko doxalee. constat sur le terrain li ñu gën a gis mooy que ne li ñu jagleel Dakar ak li ñu jagleel région yi dafa méngoowul plan bi dafa mel ni Dakar ak banlieue yam rek la yem. am na ay réalisation yu am ci région yi mais dañ yaakaar ne équilibré wul moo tax ci suñu recommandation yi dañ wax ne que nañu continuer plan bi bu 2022 jotee nañu continuer plan bi ba def de telle sorte que nag liggéey bi daal di dem ci gox-goxaan yi daal di yegg fépp ci Sénégal. dañuy dem ba Kolda ñi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllu carrière di tibb suuf ñoom nag ña nga mer ba fut ndax juróom benn weer mi ngi nii faste wu ñu xànc ak morom ma li ko waral nag service régional bi ñu dénk mine et géologie moom moo dakkaloon seen liggéey ba ci diir bu nga xamante ni nii xamaguñu kañ lay jeex ba tax na nag ñoom li ñu xamle moo di daal fi mu toll nii dañoo bëgg a delluwaat ci seen liggéey Seydou Diatta. juróom benn weer a ngi ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci carrière tib suuf a ngi toog banque seen yoxo ñàkk liggéey moo xam ma ne bari yi mbaa dawalkat camion yi lu ko waral mooy ab dogal bi nga xamante ne service bu mine ak bu géologie jël na ko daal di dakkal xeeti yëngu-yëngu yi ni mel fii ci diwaanu Kolda mu nekk li nga xamante ne ñen naa ngi koy ñaawlu. plus de 6 mois liggéeyuñu autorité nangul joxe autorisation exploitation dafa ñu sonal nañu bàyyi ñu exploiter suñu carrière bi bu marché bâtiment dina marché commerçant day marché carburant day marché ñu bàyyi ñu liggéey loolu la ñu bëgg ñun liggéey rek la ñu laaj amuñu dara lu ñu bëgg liggéey kese waaw. ci diwaanu gu mel ni Kolda nga xamante ne bariwul fu xale yi ak yeneen borom kër yi di jëfandiku ci carrière tib suuf yi la ñu yaakaar ab xëy. Kolda amuñu xëy suuf bi la ñu yaakaaruñu dara suuf bi la ñu yaakaar ndax amuñu xëy te ñun ñoo nekk borom kër gi ci suuf bi la ñu xëy. tey ñu ngi wax affaire immigration clandestine lu ñu mun mooy ñu ubbi carrière yi ñu dem liggéey mu créer emploi parce que emploi yu bëri moo nekk autour du sable à Kolda amul usine amul dara camion bu nekk mu ngi jël plus de 5 personnes. kilifa yu toogal jëwriñ bu ñu dénk wàllu mine ak géologie ñoom nee nañu daañu àddu ci mbir mi indi ab tontu bu leer te méngoo ak charte yu ñu tëral ci réew mi ci fan yi ñu dëgmal. ndaw ñi amuñum xëy waaye tamit mbirum Barça mbaa Barsaq mi ngi ni galañ leneen li ci desi tamit ci wàllu agression violence ak lu ni mel daal dinay jéggi dayoo ci jamono ji service civique national mën na nekk nag luy saafara lu ni mel ki ko xamle moom moo di ki fi nekkoon colonel à la retraite Antoine Wardini ñu déglu ko ci micro Mamadou Gueye Kassé. service civique national mun na liggéey bu rafet Sénégal mun na amal njëriñ ndaw si mun na amal njëriñ autorité mun na amal njëriñ population bi ak dëkk bi ci boppam parce que boo xoolee ay xale yu ndaw lañ fay jël yu am doole nekk seen digg doole te bëgg a liggéey te nangu liggéey te foo leen yóbbu tam ñu dem ci Sénégal gi loo leen wax ñu def ko parce que dañ leen di encadré encadrement boobu ñu leen defal nag moo am njëriñ ci affaire service civique national parce que xale yi boo leen encadré teg leen ci yoon foog naa da nga am li nga soxla itam xale yi bu ñu leen formé comme ni ñu ko gisee boo xoolee ci armée xam nga tam armée xale yu ndaw yi ay volontaire lañ
et service civil national ASP tam ay volontaires lañu ni ngeen di former day tax xale yi fu ñu munti nekk rek lu ñu dégg daañu ko rapporter lu ñu dégg daañu ko wax lu ñu dégg daañu ko joppali et bu ñu si waree agir tam dañu si agir donc je crois que mun nañ nekk loo xam ne mun na contrer terrorisme ci Sénégal. ci jamono yi li ñu seetlu ci ndakaaru moo di chantier yu ñu xas bari bay bëgg a dee ba tax na askan wi saa yu nekk ñi ngi romb chantier yi mu mel ni que daanaka ñi ngi ci danger maanaam seen bakkan des fois dafay nekk ci xottu nen loolu nag ñoom bàyyiwuñ ci sax xel ci lu bari ba tax na ñenn ci askan bi ñi ngi wax ni ñii di nguur gi war nañoo jël ay matuwaay ba sàmm lii di kaaraange askan wi rawatina ci chantier yi nga xamante ni saa yu nekk mën nañ caa jëlee ay jafe-jafe wala ay loraange Aïssatou Diak Moustapha Gueye. askan wi ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe bés bu ne rawatina nag ci wàllu tabax waaye ci yeneen i mbir yoo xamante ne mën naa andi ay jafe-jafe. souvent damay toog sax damay tiit parce que da ngay gis loo xam ne da nga naan est-ce que sénégalais yi ñoom conscient nañ ci li ñuy dund parce que souvent nga romb benn construction boo xam ne ñu ngi koy benn tabax boo xam ne ñu ngi koy tabax benn immeuble. nga gis mu kawe tellement que nga gis nit ñi di romb ci suuf maçon yi di tabax xeer yi di wadd ba ci ñun fii ñu nekk ça nous est arrivé fii ñuy tabax affaire day daanu ci kaw day jóge ci kaw souvent di daanu souvent nga gis benn oto bu paan nit ñi toog ci suufu oto bi wala benn conteneur bu ñu kal nit ñi ñëw toog ci suuf on vit toujours ñun ci insécurité rek la ñuy dund insécurité la ñuy dund tout le temps mais duñ ci sax bàyyi xel da nga gis ku toog ci kanamu bidon essence di tux du ci bàyyi xel nga gis koo xam ne mi ngi ci suufu conteneur buy daw di tourner du ci bàyyi xel ci tali bi ci ni ñuy dundee tous les jours ci dëkkuwaay bi toujours ñun loolu mooy suñu dund. nguur gi nag daanaka ñoom dañuy yéex a jóg sëñ bi nag di ñu xamal ni ci coobare askan wi la waaye it nguur gi am na ci wàll. nekk ci société bi risque la dund ko risque la bu rëy boo xamante ni yow mënoo comprendre sax loolu. ñun daal dafa mel ni daal société bi ak gouvernement bi daanaka booy xool benn jikko la rek parce que kenn ci ñun mooy falu rek. benn poto mun na am problème ci koñ ñu signalé leen ko du ñu ñëw. beneen bi ci topp mooy société yi nga xamante ni dañuy gas di dugal ay tuyau wala da ngay ji ku toj tali gas ba pare toj tali bi maasalewaat ko noonu dem sa yoon. mairie yi itam des nañu def seeni liggéey normal. nguur gi nag daanaka dafa war a jël ay matukaayam ngir moytu yooyu la jafe-jafe. état bi moo ci mën a jël ay sanctions parce que tamit ñun mënuñu régler dara boo romboon tey benn nit muy tabax ci mbedd mi def lu dul yoon baare di waddal ay briques mënoo ko forcer ne ko da nga fiy jógee état moo ci mën dara donc état moo mën a sanctionner je pense que ñun ak ni ñuy dundee sanction rek moo ciy mën dara sanction yu sévère bañ a am benn yërmande bi mais toujours comme dañuy dem ak yërmande ak loolu. xëy na moo tax ba état bi bàyyi laisser-aller bi dafa ëpp quoi. ginnaaw ñi ñu jot a waxal ñoom gis ne ni Sénégal daanaka ci ay jafe-jafe rek la ñuy dund te it ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk bàyyiwuñ ci xel ñu ngi ñaan nag nguur gi waaye it askan wi daal di jàppalante ngir ñu mën a dund rek ci jàmm ak salaam. ñu àddu jëmale ci wàllu caada meeru Dumga Lao di Kessi Bousso moom nag dafa fas yéene rek amal festival bu mag foofee ca Dumga Lao ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre festival boobee nga xam ne fii laa la ko tuddee fas na ci yéene dajale lu mat juróom-ñaar fukki rappeur ay ndaw yu nga xam ni daañu mën a wane seen bopp wane seen xarañte ñu daal di leen ràññee te amuñu sensu nit ñi xam li ñu mënee loolu yi tamit dina taxi tamit ba foofee ca gox ba ñu daal di fay xeex lu jëm ci mbëkk mi ak lu ni mel loolu yi nag ki nga xam ne moo ko xamle mooy Kessi Bousso ñu déglu ko ci micro Ndeye Maram Gueye ak Moussa Fall. dama gis année bi xale yu bëri dafa mel ni xale yëpp dañu leen branché wu ñu dem Espagne dafa yërëm lu ngay xale yi ñuy dem si àll bi di dee donc je me suis dit peut-être que xale yi ñu ngi déglu rappeurs yi nag ay jeunes rappeurs yu nekk la commune de Dumga Lao cette année première édition bi dem leen di jël les 10 meilleurs ñu defal leen utal leen benn CD bu baax financé ko jox leen en ce moment bu amee chaque soirée bu fi amee ñu jël les 2 meilleurs ñu joué ce festival Paco Leñol am na aussi beneen xale aussi bu war a joué fii un jeune rappeur mauritanien aussi bu ñëwee ñu jël si même les rappeurs aussi sénégalais yi nekk fii si à Dakar ma ñaan leen pour ñu de temps en temps bu ñu amee soirée ñu jël si ay boy yoo xam ne ñëw presté parce que xale yi mosuñu génn Fouta si Fouta lañ nekk mais si samay commune la année prochaine peut-être ma def ko départemental mu gën a yaatu def xel si xale yi di jël ay gaal di dem parce que Europe dafa jaxasoo ñoom léegi ñoom ñu war a def immigration ñëwaat fii mais
ni ma gisee xale yi ni ñuy jubale ma gis ci télévision xale yi si plage yi di dee te ay sénégalais lañu loolu dafa metti donc nañ jël ay booy rapport yoo xam ne ñu woy wax loo xam ne tere booy fii Sénégal liggéey am na façon liggéey boo fi bëgg am mun nga ko am incha allah Sénégal warul xiif warul mar am nañu naaj am nañu ay tool am nañ lépp am na fi Sénégal donc xale yi dañu war a téye woon leen. Aïcha dañuy daal di dem ba réewum Ghana la nga xam ne moo fa xew mooy tiis ak naqar ginnaaw génnu àdduna président ki fi nekkoon président di Jerry Rawlings moom nag ca Accra la faatoo ci bi mu amee juróom-ñaar fukki at ak ñett niki tey jii fukki fan ak ñaar ci weeru novembre ca hôpital universitaire Korle-Bu bu Accra fa la génne àdduna ginnaaw bu nga xamante ni nag lu mat ayu bés a ngi nii ñu daal di ko fay hospitalisé moom nag moom moo jiite woon Ghana li ko dale 1981 ba 2001 ki nga xam ni moo di John Dramani Mahama di candidat bu l'opposition nationale démocratique congress moom nag xamle na ci benn tweet que ni daal lépp luy campagne daal dinañ koy dakkal ngir rek delloo njukkal ki nga xam ni moom moo sos seen parti nekkoon fi président di Jerry Rawlings di ko ñaanal yàlla teeru ko ca àddinay firdawsi. ñu daal di àddu jëmale ci tolluwaayu jàngoro ji di coronavirus ci alxamesu tey ji yamoo ak fukki fan ak ñaar ci weeru novembre 2020 ci juróom-ñaar fukk ak ñetti test yu ñu amal juróom-ñeent yi ñoom ñoo ñëw am doomu jàngoro bi benn cas contact moo ci nekk ak juróom-ñetti cas communautaire ñu ko am te kenn xamul ku leen ko wàll tey ji nag ràññeewuñu kenn ku ci wér ba ñibbi këram am na ñaari nit yu ci nekk ca Sowetas benn nit yi tamit ñàkku ci bakkanam kon limu ñi ci ñàkk seen bakkan ba mu amee léegi toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn am nañu nag fanweeri nit ak benn yu nekk ci lali hôpital yi ak ci kër yi ñu leen di topp ñu leen di ñaanal yàlla may leen wér ba ñu dellu ci seeni njaboot. de jàngeen jëf egsi nañu ci cëppaandawu xibaar yi ñuy jaajëfal El Hadj Malick Cissé Ndiaga Seck ak Iba Mar Sène ak itamit sëñ Ndiaye ñoom ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañu ci liggéey bi ba mu yeween ñu delloo lenge yi ki nga xam ne moo di Khalifa Diakhaté voilà.